nekk ci dara amul complexe mooy loolu man dama ko siy teg liggéey rek laa gëm. seen mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo chaîne bi di Leewtoo TV tey jii nag dañoo amoon li nga xamante ni mooy émission li ci génn bi yaakaar naa ñëpp war a ñu ko bu baax di ko fay faral di amal fii nii ci Leewtoo TV tey jii nag ñu daloon ki nga xamante ni jeune talent la ñëpp war a ñu ko bu baax a baax ci diwaanu parce que doon xale bi nga xamante ni nitu Saloum la aussi bëgg dëkkam bëgg goxam ni à Saloum wuyu ci turu kii bi Kër Baba nuyu nañ la bu baax a baax. salaamaaleykum Africa salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Passy Cheikh Manem Kër Baba family maa leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkk si koor bu tedd gi maa leen di baalu ak bu baax. waaw dëgg la Kër Baba moo ngi noonu kuy la laajte Kër Baba xam nañ ne kii mooy Kër Baba xale bi nga xamante ni xale dafa màcc wàllum rap tam mën ko lool te di ko def di leen ko jox si jamono bu ngeen ko soxlaa aussi Kër Baba ñu gis ne maanaam jamono toll nii maanaam aar bi musique dafa bari rap surtout rap dafa bari fii loolu naka ngeen koo jàngatee. waaw comme ni nga ko waxee rek rap nekk na loo xamante ni jamono bii bëri na trop jeunes yi ku nekk ku jóg rek da ngay dugg si rap mais rap dafa nekk loo xamante ni dafa yéeme quoi waaw parce que dafa jaxasoo booy dugg si rap fekkee amoo si amoon bëgg-bëgg bi rek ba saako man mën nga échouer parce que rap dafa laaj moyen rap dafa laaj temps rap dafa laaj bëgg te rap ku ne xam na yombul di tëdd ay guddi nekk say œuvre di bind di rhyme di def ay idées yoo xamante ne pertinent loolu xam nga ne yombul ku si leneen dugal tamit trop tard di nga génnaat quoi. oui gis nañ bu baax nag gars yi ràññee nañu bu baax mais certes am na ñi nga xamante ni dañ naan waaw Kër Baba ndax turu vraiment da ko jëlee wala kenn moo ko tuddee wala keneen tur boobu noonu maanaam bëgg nañ ci am ay quelques leeral. mais Kër Baba tey boo xoolee sama tur la quoi man Babacar laa tudd moo tax ma jiital tur bi tuddee ko Kër Baba te tey ku ne xam na tamit moo Baba si pël tamit mooy bàyyi te Kër boo si kàllaama Kocc Barma tey man dañ may wax ne Kër Baba aka nom de 10 Kocc tey 10 Kocc yoon noonu su ma jëlee Kër bi noonu si kàllaama Kocc Barma mooy prof bu grave boobu Kër boobu day wër te Kër boobu buy wër mu ngi Saloum mais bu gën a wër àdduna te Baba si pël ñëpp xam nañ ne mooy bàyyi moo tax ñu ne Kër Baba mooy Kër bi day wër a nekk seen bàyyi. ok gis nañ ne maanaam MC dañoo am benn xel bi nga xamante ni c'est trop pertinent dañuy xool seen tur wala ñu xool benn affaire bu ndaw jëm ci créer yenn affaire yi nga xamante ni am na solo lool mais aussi naka ngeen dundee jàngatu maanaam rab bi naka ngeen ko dundee fii ci diwaanu Passy. non rab bi nag ni ñu koy dundee si diwaanu Passy nekk na loo xamante ni yéeme na trop parce que boo xoolee tamit secteur bi ñu dëkk milieu bi rab dafa xaw a dee. parce que tamit ameen grand frère yoo xamante ni tey ñu ngi évolué si rab bi nekk ay kàngaam nekk ay exemplaire su mel ni cas Edmesia xam na mu ngi prouvé ñu ngi koy ñaan mu gën a yokk parce que fierté la pour Saloum pour rawatina Passy parce que boo gisee tey milieu rab bi ñun booy mënuñ génn parce que dañ manque communication dañ manque ku ñuy jàppale dañ manque ku ñuy génnee te rab dafa soxla communication dafa soxla kuy couvrir say média loolu la rab bi soxla te Passy loolu la manqué amul site boo mën a dem amul télé amul lenn da ngay nekk fi di rab parce que boo xoolee ñun am nañ benn vision boo xam ne gis nañ seen grand frère le cas de Diken Sigi le cas de Waxal Jàmm amul li ñu deful Passy mais gis nga trop tard fi mu mujjee parce que amul communication boo xam ne war na mën a jàll pourtant booy nekk temps bu dee hip hop dëgg Saloum la juddoo Saloum la sampo mais léegi hip hop bi noonu comme yéen ngi wax ne hip hop bi maanaam am na seen grand frère wala suñu grand frère yi nga xamante ni maanaam dañu prouvé lu am solo mais alors que lan moo leen empêché ba waruñoo dem ak yéen ndaw ñi naka ngeen di def pour moytu loolu. non grand frère nag lu leen empêché comme ni ma ko waxee nag bëri na loo xamante ni seen communication moo des. te jamono bi ñuy rap ñun tamit comme tey moyen de communication nu mu amoon nii amutoon comme par rapport ñun mën nañu wax tey ñoo leen ëpp 1000 chance pour réussir si guerre bi mais nag si tànk yoon leen nekk. te tamit boo dëgg yàlla ñu ngi développé ñu ngi xool naka la ñuy def ba mën a génn te ñu ngi xool naka la ñuy def ba mën a prouver lu yem ni tey cas comme Leewtoo TV nii te lu mu def nii booy di génnee nu fon talent yi da ciy baax trop ñu gis na Passy talent mu ngi fi booy mën nañ rap booy ñu koy dund hip hop. mais voilà gis nañ bu baax a baax ne jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci wàllum rap fii ci diwaanu Passy aussi ñu gis ne xale yi léegi ki ci génn sa premier sound su nekkul classe sa premier sound loolu lay delloo la sound bi nga xamante ni maanaam da ngay yëkkati sa bopp loolu lan moo koy waral. waaw xam nga rap tey sa premier sound nga nekk rapport sound bu day nekk éco trip
te bu ñu ne écho moom da ngay wax yow yaay kan yow yaay artiste bi nga xàññ man la kii maa fi man may yëngal may def nii. waaw ba gars yi xam la. après nag si yeneen sàmm yi ngay jël sa thème. waaw mais gis nañ nag jeunesse bi léegi nii rapport yi ndaw yi nii ku si jóg sàmm loo ngay def wala afro beat pour gars yi yëngal rapport yi bëri bi nit thème. te alors que rap du loolu porteur de voix nga da nga war a di éveiller conscience. di war a di sensibiliser askan bi mais waroo nekk si loof bi rek di dëgg ay afro bi da nga war a nekk koo xamante ni da ngay joxe message yoo xam ne c'est pertinent. wala boog gars yi MC yi dafa am certes ñi nga xamante ni dañoo mën am génn wala du ko waral genre boobu. non du quoi. non du question posée xam nga rab tey bu si xañ dugalee. wala nga gis benn karbaab yéen a show wàcc gars yi topp ko di flow di yóbbu. nga ne suba damay rab booy bi ñoo bokk fii di teg ataaya daxal ko rab dama si wut gel wala naa mais rab bu si bës dugalee wala xañ trop tard da ngay échoué. parce que lu nekk si biir dafa xaar. voilà ñu lay laaj ba xam ndax am nga salon bi nga xamante salon classe la ak aussi kan nga ciy classe maanaam lan ngay lancé foofu noonu ci salon boobu noonu. non man nag vraiment amuma salon classe parce que sama premier salon karbaab sama naw lay wax éco trip. tàgg sama boobu wax may kan deuxième salon dama ko def naqar ak tiis maanaam tey naqar ak tiis bi ñu dund Sénégal depuis 60 ba léegi boo xoolee Sénégal mu ngi dund naqar ak tiis. parce que amul tànk boo xamante ni mu ngi dem en avant parce que boo xoolee Afrique sax lay wax dañuy dellu ginnaaw jamono bii avec colonisation bi. moo tax ma waxoon si naqar ak tiis quoi. ok gis nañ bu baax nga ne génne ngay salon li nga nombre de salon bi génne naka la toll. waaw maa ngi 3 single actuellement. 3 single ok gis nañ ñi ngay yox benn salon bi nga xamante ne nga ne naqar ak tiis depuis 1960 bañ jotee suñu indépendance ba léegi man am na jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund léegi salon boobu bëgg naa même ci tuuti maanaam pour xamal ko gars yi ne salon boobu noonu mu ngi fi. waaw naqar ak tiis comme ni ma ko waxee dama ne waaw naqar ak tiis li ngay dund dafa diis mbur nga say bët ba xamatoo lay miis sam tàng sëgg jooy mais muñal xol bi dina gis bul wéetoo kenn sa naqar góor faal takkal sa jaan yi tëgg fecc wala nga xalam mu jéggi famille yi góor xamal ki nga doon tubaab baa ni yeew si bun si baar bu la bon Bamba dañuy nekk lu doon Cheikhul Khadim of the year Bamba of the docteur moo dagg bu mu jaaj yi Afrique war nga xam ki nga dem der bu ñuul nga dara jomb la takkal te liggéey tubaab bi dalay faye colonisation moo ñu tax ñu dellu ginnaaw Sénégal di ndóol te dëkk bi dafa yéeme waaye fii jeunesse bi manque liggéey da ngay métti waaye da ngay toog si chômage te jàng diplôme du fayeku waaye bàyyi ma wuti leneen jéem a dóor taaba nekk magal ma cen ci booy nax leen seen i xaalis waaye dëkk bee tëré di bay kenn xamatul looy def mais rab bu métti bi boo ko duggee yenn saa sax da ngay wéré di voilà dégg nañ ko bu baax a baax sama bi am na solo loolu message bi maanaam yaa xam ne am na solo loolu bu baax a baax képp ki nga xamante ni da ngay taxaw ngir la xeexal lii di injustice maanaam ci kàddu yi nga wax nii rek ci lañ basé pour def léegi nag ñu lay xamal ni ci càppandaw émission bi maanaam di la xamal la naka ngay wax maanaam sa mbokk MC yi naka nga leen di lancé ñi nekk fi ak ñi nekk à bitim réew naka nga leen di wax ci game bi. waaw MC yi nag bu ngeen wax si game bi xam nga game bi toll na tey niveau boo xamante ni mën nañu wax ne tey grand frère yi tamit bàyyi nañ si waar boo xamante ni tamit c'est très important waaw li nga mel ne ay genre Dali Big Son ay garçon tey bàyyi nañ si waar hip hop ku ne xam ne juddu Sénégal ku ne xam ne baaxam mooy mbalax mais hip hop juddu fi mais gars yi dañ ko ñëw di ko imposer askan bi pour ñu bëgg ko boo xoolee tey hip hop mu ngi def benn évolution boo xam ne waaw vraiment sant yàlla quoi mais tey MC tamit waaw nañ di bind loo xamante ni luy jëriñ wàññi yenn saaga yi wàññi yenn wax ju ñaaw ji parce que classe hip hop la bokk c'est inné quoi dañ ko julliwaale en même temps tamit war nañu classe dafa am limite mais classe bu génnee limite bay dugg say kër di saaga sa papa wala sa yaay nekk du classe quoi ça exagère quoi loolu lay nekk quoi. ok gis nañ bu baax a baax ak naka ngay wax ñi di Léegi TV nga xam ne ñoo dalaloon fii seen plateau fii nii. waaw Léegi TV nag bàyyi xaw ma seen fay moom bu dëgg yàlla mu kontaan parce que lii dañ ko manqué woon bu baax a baax vraiment Léegi TV moom maa ngi koy ñaanal rek ñoom équipe bi lépp ñu am gudd fan ak wér ak tawfeex ak yokkute ba yëkku Léegi TV am yokkute bu baax a baax. ok voilà gis nañ ko bu baax a baax ki ñu invité woon mu ngi tudd ci wuyoo Kër Baba yaakaar naa lépp lu ñu fi wax maanaam am na solo lool xale bi nga xam ne xale la mais teewul sama moom day faral di wax mu ne doon xale taxul laa doon xaj wala boog ñàkk bu ma tax a naan tuuti alors que dafa doon ñi nga xamante ni dañuy lancer message bu ñu nee hip hop doon na li nga xamante ni wàllum bërëbu lancer gars yi message la pour xamal askan bi ne lii ñu ngi koy dund bëgg bu baax a baax Léegi TV voilà comme maanaam c'est téléspectateur yi ñu ngi leen di wax ne déglu leen bu baax a baax. ok
kër Baba ma neem aka l'homme de discocho taxaw fii si Léegi TV microphone check kajal mu si say TV Léegi TV émission yi neex fii du easy rap tak mu jéggi la ba pare fii du easy dafa nekk Saloum te day génn temps bi international la jëm te xamul fii du easy rap tak mu jéggi la dawal xel mu sell Léegi TV day dem flow yi tax mu roog lem rat di check kër Baba képp mu microphone si koor gi bàyyi su may bi nekkoon weeru koor MC day si xeeb maa ngi fii si Léegi TV di freestyle boy kër Baba boo ko xoolee taay ba gàtt mais xel mi xew ni teen boo ko séenee foog nga sigg teen rap tam ma jéggi fay dawal fem jaay pare boy saak sa ndey dama ko way fan maa ngi si weeru koor maa ngi si Léegi TV jàkkaarloo ak équipe bi ñaanal leen gudd fan ak wér gu yaa salaam Léegi TV waay yàlla nañu ànd muy gën a neex ànd muy gën a sell ànd muy gën a dox jàmm waay maa ngi rak taxi Léegi TV nii jàkkaarloo caméra microphone check su ma koy wax damay amara takk numéro 7 ni boy Henri Camara Léegi TV dañuy dem ànd benn neex boy si da ngay am L microphone check laaj naa sama kell heure nii rak di tag sama gël nii am G freestyle flow maa ngi yàgg G am I microphone check lépp lay gis am I rak tag ma jox di dawal it boy am TV rak check ba si TV Léegi TV li ñu joxe boo di easy. ok voilà am na solo lool macha allah Léegi TV moo xam naa certes moom mu ngi leen moom message bi mu bëggoon a lancer yëpp waa ji Karba ba lancé nañ ko. ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax a baax di la xam ne Léegi TV ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax sa lépp li nga xamante ni def nga muy sa passion yàlla def lu ci kaw sa njortu jërë ngeen jëf. da nga nekk ci dara amul complexe mooy loolu man dama ko ciy teg liggéey rek laa gëm